benn waxtu mbokk yi mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot li xabaar yi bokk na ci la ñu ca Medina Baye Khalifa Ahmed Cheikh Ahmed Tidiane Niass Ibrahima Niass nga génn àddina démb loolu daan ci dikk léegi jokko ji ci ak Mamadou Camara fan jot a toll ci yëf yi ak wàccaay yi neeñ sax gannaaw ëllëg ci àllarba bi lañ ko fas yéene jébbal boromam. Mansour Kama itam tey ji lañ doon yëkkati am néew fële ci hôpital principal daañu ci déglu léegi xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ak kii di Mbagnick Ndiaye mi nga xam ne nekkoon na gouverneur fële ci diwaanu Ziguinchor ak jëf yu am solo yi nga xam ne def na ko foofule daañu ci toftal incha allah yeneen i xabaar. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak ñun ca Medina Baye tey jii taalibe yi ñu ngi ci naqaru ko tiis ci faatu kii di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mi nga xam ne démb ci dibéer ji wax nañu ne ci la wuy ji boromam ci juróom-ñett fukki at yàlla ak juróom-ñett fii nu toll nii rek wax nañu ne àllarba lañ ko fas yéenee denc Mamadou Camara. liggéey ki nga xam ne moom ñu ngi doon xalifa am Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima ñu doon def pour am jamono ji nag ñi nga xam ne moom àll arande gi ñëw nañ parce que sedd bi ñu ngi waajal am na ñu ay denc boobu ndax nag ci buntu kër ki nga xam ne moom ñu xalif bi ci boppam ñu ngi koy wàcc alquran al karim te tamit njaboot bi ñu ngi gisee waaye li wóor ba wóor mooy àllarba bu ñu jullee àllarba ci ngoon daal lañ ko fas yéene jébbal suñu borom te tamit ñu jàpp ne rek te kii nga xam ne tamit moom mooy porte parole njaboot bi di Cheikh Mahi Cissé démb bëraloon na ko nee na nag kii nga xam ne moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass dinañ ko jébal boromam àllarba bi ginnaaw bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi àllarba ci ngoon daal la ñu gën a jàpp waaye nag leneen liñ ci mën a doon di rek moom mooy njaboot bi xamal nañ ñu ne tamit ginnaaw ki nga xam ne génn na àddina muy Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ki nga xam ne moom mooy Cheikh Mahi Niass di rakkam moom moo koy wuutu Cheikh Mahi Niass nag moom moo doon directeur institut islamique Abdoulaye Niass bu ñu dellu see ci ki nga xam ne moom mooy kilifa bi di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mën nañ ne lu ci bëri ci Medina Baye liggéey na fa rawatina li nga xam ne moom mooy jumaa bi yokk na ko te tamit lu jëm ci wàllu kër gan nga xam ne gàmm gu jot moom mooy dalal gan yi foofu tamit loxoom dugal na fa ginnaaw bi nga xamee ne président de la république Macky Sall def na fa lu am solo ci wàllu liggéey boobu ci daaru bi tamit moom it ki nga xam ne moom mooy waajuram féetale woon na ko fa ba tax na foofu tamit jot na faa def liggéey bu am solo moom ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ku déggoon yenn kàllaama yi la déggoon na anglais déggoon na français te tamit da doon làkk arabe ginnaaw ba nga xamee ne nag ba mu gënee doon gone la ko waajuram doon ko génnee ci fi nga xam ne moom mooy ci àddina wërgal këpp mu doon ànd ak moom ci yenn mission yi looloo tax nag mu am xam-xam bu demee nii te tamit jamoon nag ki nga xam ne moom mooy Mauritanie ñu dénkoon ko benn borom xam-xam muy benn borom xam-xam nekk ca Mauritanie muy Rabbaani foofu tamit tàggat nañ ko fa ci wàllu alxuraan waaye li ñu mën a jàpp daal moom mooy Médina Sénégal ak tamit umma islamique ñu ngi ci ba tax na nag ci fii ci Medina Baye ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu kaaraange gi ñoom ñëw nañu te tamit njaboot bi ñu ngi def yenn réglage yi pour nag ñuy waajal denc ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass li doonoon ñeenteelu xalifu Medina Baye ki doon jokkoo ak yéen fii ci Kaolack di Mamadou Camara pour Sud FM. Mamadou Camara ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Mansour Kama nekkoon koo xam ne kii moo jiite woon tamit CNES nekkoon itam ci ñi nga xam ne ñoo di employeurs yi nekkoon kilifa jiite woon ay bérébu liggéeyukaay tey jii lañ doon def levée du corps bi ca l'hôpital ba léegi nga xam ne l'hôpital principal xalifa bi xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ma nga fa woon yëkkati fa ay kàddu nag itam defal nit ñi wax leen itam daal nguur gi war naa dëggu ci li muy wax nit ñi waaye nag itam waxtaan itam ci kii nga xam ne moo di Mansour Kama ñu déglu xalifa général des Tidianes Babacar Sy Serigne Babacar Sy Mansour ci micro Marcel Coly. bi mu juddoo Serigne Mansour Sy dafa tombeek Serigne Babacar ñëw Dakar mu juddu Serigne Babacar yebal Serigne Mansour ni ko demal tudd ko mu dem tudd ko boppam waaye mu di ñoo xam ni ñaar rek laay wax mu jeex benn bi moo di Mansour mii dafa digaale woon ak àddina tey jii àddina seedeel nañ ko seen bopp ni li mu doon def yëpp rafet na mat na kon àddina wax nañu bi ci des mu digaale ko yàlla ko dénk ay waajuram ci ay anam yu bare mu taxawu waajuram yooyu
ba gisatu leen taxawu magam ñooñu ba gisatu leen mu taxawu jigéen ñi ñoom ay def fa tabarakallahu kon bu ko nit ñi seedee yàlla mën na ci sukkandiku ba luñ ko ñaanal loola topp yàlla nag moo joxe ak waajur ci doom ni doom war defanteeg moom matul di jaar waaye ñu waxee ko noonu di jaale ñëpp di jaale kii nag baal mi maag moom a mujj toog ak Mansour mi suñu jotaay bi mujj maag moom la ak Mansour ñu toog ndax man dama am ak ñoom diggante bu réeréeréy seen kër booba yi yëpp xewul ma doole ko ca père layti Mansour mi ak jigéen ñi Mansour lii ñu ko seedeel exemple la mooy jëf ju baax la yóbbuwaale wu ko waaye jëf na ko fi kon ku fi wuutu gannaawam war nga roy ci moom ma yokk ci tuuti rek moo di réew mi coow mi bare na nañu bàyyi te liggéey nañu bàyyi coow li te liggéey moo gën kenn ku ne nee na Sénégal ko saf ñi Sénégal saf nañu toog waxtaan jéem a defar Sénégal ñaareel bi mooy li fi nekk ci musiba jóge ca yàlla du jàngoro dañ koy tuddee feebar bi waaye du feebar de feebar dafay nekk góom baa mu nekk lu ñuy bandaas wala leneen waaye kii kenn mën ko band kenn xamul fu muy jóge ci yàlla la bàyyi ko balaa la balaa nag am na saafara boppam waaye du wër di wax rek ak di joxe bilan loolu du ko saafara ñi nga xam ne ñooy état bi itam nañu wax ak population bi wax leen dëgg ni leen li fi nekk lu fi wàcc la amuñu moyen mënuñu ci dara xamuñu ci dara ñun ñëpp a ngi daw pour bëgg a mucc nañ ko wax population bi parce que population bi comprendre guñu ba léegi. kooku di xalif général des Tidianes Mansour Kama ca diwaanu ci Ziguinchor tamit daal dafa def ay jëf ki nga xam ne nekkoon na fa ancien gouverneur di Mbagnick Ndiaye wax daal ci atum ba ay 1991 92 93 yooyu la li nga xam ne jot na ko fa def ñu déglu moom Mbagnick Ndiaye. dama ne Mansour Kama nitu yàlla la lay wax nitu yàlla la parce que xaritu ñetti diine yi nga xam ne yëpp ci yonte yàlla Ibrahima la jóge muy l'islam di chrétianisme di judaïsme fu ne Mansour Kama amoon na fa ay nit ndax jàpp ne ñoo ñëpp benn yàlla bi lañ gëm muy yàlla benn allahu wahidun waaye Mansour Kama it doonan na koo xam ne ku féetewoo tariixa Tidiane la parce que alaaji Mansour si bal xaw mi papa yi xalif général des Tidiane bi nga xam ne tey jaale naa ko fii léegi Pape Malick si jaale ko Mansour Kama papam boobu lañ ko tuddee waaye loola teewut mu am mboosoor ak Touba am mboosoor ak Laayeen am mboosoor ak xaadir yi am mboosoor ak salsaleeg dabaaxiru ak même ñu amul tariixa ma ne nag ci wàllu koom-koom Mansour soldat la woon soldaaru koom-koom la woon fu ne taxaw na fa ànd ak président Abdou Diouf pour affaire ajustement structurel yi moo tax Abdou Diouf yónnee tey délégation boo xam ne Habib Diouf ak Pedro Diouf ay doomi boppam ñoo ñëw jaale si ma doon wax ne itamit ànd naag Abdoulaye Wade ci libéralisme bi mu libéraliser économie bi tey jii àndoon naag Macky Sall ci plan Sénégal émergent Macky Sall ci boppam xaritam la rakkam la yàlla na ko yàlla dimbale mu am beneen capitaine d'industrie bu mel ni Mansour Kama bu ko mun a jàppale ba fi mu bëgg a jëmee réew mi mu yegg fa ak moom. ma ne bi ma nekkee Ziguinchor man maa nekkoon président du comité de gestion de la paix en Casamance de 1991 à 1993 man Abdou Diouf nommé Marcel Bassène député libéral muy fay ñëw doon médiateur de la paix Abdou Diouf di ma yebali tamit général Mamadou Niang booba colonel la woon mu fay ñëw di taxawul armée bi di taxawul nguur gi Abdou Diouf yebal fa nag sur société civile Mansour Kama ak Alaaji Amar Sy ñu ñëw toogal société civile bi ma ne Mansour Kama da daan jël contact ak ay Diamacoune ak ay Sidi Badji ak chef rebelle yu mel ni ay Maurice Diatta ak Jean-Marie Tendeng ak Edmond Bora ñii façon ñoo ñëwoon taxaw sama wet ñuy xeex di négocier fu xeex war ñu xeex bu négocier waree ñu négocier gouvernement gambien ak gouvernement guinée-bissauien ñoo ñëw faciliter suñu rapprochement bañ def les assises de Katiev en 1993 amee fa cessez-le-feu boo xam ne mooy dox ba léegi moo indi jàmm ji Casamance donc jàmm bu amee Casamance waxu Mansour Kama ak loxo Mansour Kama ak doole Mansour Kama parce que alalam la doon dépense bi ñëw ñu ngi ci yal na ko yàlla fay jàmm jooju mu doon dox Casamance yal na ko defal jàmm ak yiw ci bàmmeel bi jaay séddoo sa ci marché Sandaga moom daal nañ leen di bab bi am na nag lu fa des fi mu toll nii lu mel ne daal ni ñuy def gravaay mbalit yeeg yu demee noonu li leen ci ay jaaykat yu néew ay jafe-jafe rek mbir mi xawoon na tës Josette Kali xëy fa ñu déglu. ay tojitu verre ay grava ay yére ak ay juugu mbalit moom mooy li ñu nemmeeku fu ne ca Sandaga tey jii nga xamante ni ci waxtu wi ci suba si da daan bëre ay nit jënd ak jaay bi di dox mu ñëw si bërëb gi daanaka ci fajar ba léegi ngir mën a jël yenn ci ay bagage Baye Modou xoolin wi tiis bët yi xonk desul lu dul mu jooy mooy xam le ni tere nañ ko faa dugg mu nekk lu métti lool ci moom. lépp métti lool ba bagage yi nga xam ne ay vitrine la étagères yi nga xam ne ñoo xam ne daj dañ ba pare ba teg boo war a jël oto mu jël la yóbbu leen
ñëw nee na heure bi jot na dagaas leen ñëpp génn nañ bàyyi seen vitrine ak seen lépp ñu rajax ko comme nii. su dee ñenn ñi ñoom ñu ngi ci naxar ña sa des ñoom ca mbégte la ñu ne ci waxtu woo xamante ni engins yi ñoom dañ leen a gaare ferrailleurs yi ci lim gu takku ñoo ñëw ci boobee bërëb di def seen liggéey. léegi yenn saa sax nga gis boo xam ne sax xam nga ne bii yaa ko ma soxla woon nga ko sax waaye ferraille yi di xëcc yow. ambiance boobee wuute ak ba ñu fekk ca champ de course mu di site recasement bi foofee lu ëpp ci cantine yi ñu ngi tëjandi ba tey te as néew ci commerçant yi nga xamante ni ñëw nañ fa ñoom mbetteel la ñu àndal ci tuutiwaayu cantine yi ak ni mbir yi mëtagul ba tey looloo tax ñuy xamle ni xamaguñu kañ la ñuy tàmbali liggéey bi ci boobee bërëb. depuis 87 ba léegi ñi nga Sandaga loolu xam nga loolu yàgg na waaye nag ñoom dinañ ñoo jaay doole indi ñu fii rek lu gënal moom wax dëgg yàlla waaye nag ñàkk pexe la maître loo ci mënti dégg moom métti rek waaw métti lañ jëm bare tuuti na xamaguñ ko classe yi yëpp ñu ngi tëjee fii nii kenn ku nekk yaa ngi wut ministère ku la daajal amoon ñaari mètre sax benn mètre lañ leen jox xam nga loolu jaaduwul kantin gi dafa tuuti te 1 mètre yi xam nga lii dafa neexutu liggéey 1 mètre dafa ndaw te fii xam nga moom mooy loolu xam nga nit ñi xamaguñ ko bu baax. bu ñu sukkandikoo ci Baye Modou moom mu ngi xamle ni xalaatul benn yoon dem ca boobee site fi mu ne nii sax tàmbali na di wuti beneen place ci yeneen marché yu nekkee fii ci Ndakaaru. foofu cimetière la gën a niru sax foofu mënu sax garage centre course dañ ci bagage la rek déedéet du pour jaay léegi nag damay wër bu ma amee caaro yi baax na bu ma amee aslem baax na bu ma jéem amee tilleen baax na. fu mu ne nii ca champ de course Sénélec mu ngi foofu di def liggéeyam ngir indi courant bi ñu nemmeeku ni boobee liggéey mu ngi am ci teewaayu lim gu takku ci ay takk der naka noonee it ca Sandaga. ak tamit ci ay Sandaga tey ji ñu leen doon jële foofu démb ba léegi kon ci dibeer ji éleveurs yi fi ñu toll ñu ci bare daal daanaka xamatuñu penkook sow ndax ay jafe-jafe gannaaw ba nga xamee ne xar yi ba léegi foo dem ci wàllu daral yi ña nga fa ne gaddaaral lamb lool itam El Hadj Malick Ka mi jiite jeune éleveurs yi am na lu mu ci dénk Mame Diarra Da Silva. xar yi depuis Korité bi passé boo seetloo camion xar bu ñëw dañuy sotti jaay ñu jekk tak nit yi jënd ko beneen bi loolu moo tax bokk na si xar yi manqué parce que ku jënd xar yar ko sa kër yow doo am problème xar beneen bi yàlla defi nawet bi jaar yoon bi nawet bi jaaree yoon ñi mangaan woon ñëpp dem ñibbi si éleveurs yi xam dañuy indi ay xar ñoom ñu am jot bi ñu amee jot nag ñoom ñu ñëw indi ay xar indal seen bopp seen xar ñoom ñu jaay ko lii rek moo tax xar manqué wuli aussi ak communauté internationale yi ñu indi li ëpp liñ doon indi te aussi jàpp naa xar Sénégal léegi mu doy Sénégal parce que fi ak benn at wala ñaari at jàpp naa xar kenn dootul fii jéggaane bitim réew indi fi ay xar. léegi nag xar yi lamb ni naka lañ ngeen fas yéene def. waaw xanaa ñi nga xam ne même man damaa làmbalee kon ñi nga xam ne diñ ko war a yóbbu buñ ko yóbbee ba beneen année après ñu jot koo jaayaat ñu xool li ñu koy defee comme suma mbokk yi nga xam ne ñu nekkoon si banque yi lépp ay DER bi ay xaalis ñu maa ngi ñaan état bi moom mu jàppale leen surtout son éleveurs yu nekk Sénégal yëpp. ñoo ko déggandoo ci loolu tamit ñi nga xam ne ñoo éleveurs yi ba léegi itam loolu ñu wax ne gouvernement bi mi ngi koy bàyyi xel daal ngir wut ay mesures yoo xam ne leen di mën a accompagner ànd ak ñoom maanaam ni ko mbokk mi waxee directeur élevage daal moom daal am na ay kaddu sax yu mu ci rosal moom Dame Sow waxtaan ceeg Mame Diarra Da Silva. li nga xam ne ni nag moom la ñuy def mooy képp koo xam ni am nga problème oto ñu boole la ak ñi nga xam ne ñoo yore oto yi fexe tamit ba li nga xam ne nii mooy tarif foncier mooy njëg ñi nga xam ni moom la ñu waxtaane woon ñu appliqué ko beneen bi tamit mooy ñi nga xam ne dañoo resté sécurité bi ñu assuré ko bërki démb ci guddi bi ñu demee stade gis nañ ni gouverneur mobilisé na commissaire de police yi pour que ñu assurer sécurité bi pour ñi nga xam ne ñoom ñoo fi des ba kër ñuy dellu ñenn ñi nga xam ne dañuy néggandiku mën nañ continuer jaay seen xar mais respecté aussi arrêté bi gouverneur waxoon délai yi si nekkoon juróom-ñaari fan mais li si des tamit mooy ñi nga xam ne nii bëgg nañu resté waat Dakar encore mën nañ dem ci daral yu mag yi comme daralu Sotiba daralu Rufisque ak daralu bi nga xam ne moo nekk Kër Massar kon fi ñu toll nii foofu lañ toll def nañu rapport yi yëpp di leen féliciter ñoom opérateurs yi parce que suñu mobilisé wul woon kon tey waxu xar bu manqué la ñuy wax mais ginnaaw waxuñu waxu xar bu manqué c'est parce que ñoom ñoo engagé wu jël ay risques ñenn ñi dañoo perte ñenn ñi dañoo jël seen xaalis seen alal def ci kon ñun dañ leen a war a masawu te di leen ñaan aussi déwén ñi ñëw parce que aduna noonu la demee ren day neex déwén mu xaw a am safaan wa daaw opération ñoom ñoo amoon wax dëgg yàlla kii bi la ñu tubaab di wax la part belle parce que daaw xar yi dafa yemoon tout juste ñoom jaayoon nañ seen xar yëpp ba mu jeex amoon ci njëg ñu neex ren noonu la demee opération tabaski daanaka noonu lay demee tout le temps ci affaire production agricole ren su demee nii ëllëg day demee na de mais ñu ngi leen di ñaan ñu ngi leen di ñaanal ñu dellu ak jàmm
continuer sàmm seen i xar parce que ñoom ay sàmm lañu ba xar yi gën a màgg parce que lu si bari sa xar yu ndaw yi si nekk nii ñoo ko def si Dakar ko defee su déwénee ñu dellu si waat pour approvisionner marché bi. li aju tamit ci wàllu rek am suuf soo mën a béyee jigéen ñi nekk ci boori Ndar amuñu ci jafe-jafe wàllu financement koppar yu mën a tàbbi ba loolu mën a nekk lu na tax loolu kay jafe-jafe bi Yves Tendeng. jafe-jafe yu jigéen ñi doon jànkonteel ci ay jamono ngir jot ci suuf si ni góor ñi daanaka mënees nañu wax ne jeex na. ku ne xam na ni ku tudda mbay dina soxla suuf. ku tudd sàmm dina soxla suuf. tey jii fii ci Ndar daanaka bëri na jigéen ñu nga xamee ni xam nañu bu baax a baax seeni ak yelleef bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di njiitu réseau Refane di kuréel bi ëmb mboole mu jigéen ñay yëngu ci wàllu mbéy fii ci Ndar Maymuna Diop. xëy na plaidoyer bu ñu waroon def ba ñu xam ni ñoom droit bi góor ñi am ci suuf loolu la ñu am xëy na loolu la ñu yéexoon a def mais ba ñu waree xam ni jigéen ñi dañ leen war informer leen par ñu xam seen ay droit presque xam nañu tey ni ñoom dañu war a bind ay demande yóbbu ci commune yi bu góor amee suuf ñu am fa suuf léegi commune yu bare am nañu conscience ci loolu. tey jii muy xam ne naam am na yemale ci wàllum jot ci suuf si ci diggante góor ak jigéen waaye terewul ñoom ñuy jànkonteel ak ay jafe-jafe yu taratar ngir jot ci financement yi ngir mën a liggéey suuf soosu lee. léegi jigéen ñi xam nga pour ñu mën a valoriser suuf si fokk ñu am financement bu ngay xam ne dana leen permettre ñu mën a valoriser loolu te tey boo demee ci financement pour bëgg ka ñoo nga lay laaj ay garantie wala ñoo nga lay laaj yenn conditions yi xëy na boo ko mënula def da ngay ragal sax jël suuf bi naan dama koy ragal jël pour ëllëg ñu koy nangu di ko jox keneen. ci noonee la daal di ñaax mboole mu autorité yi ngir ñu yombal leen jot ci financement yi ci biir banque yi bu ko defee ñu mën di demal seen bopp. comme banque yi bu ñu yombalalee garantie bi yombanu ñu ngay xam ni ñoo ngi ñuy defal tey taux bu ngay xam ne itam taux bi dana woyof suñ bu fay jotee ñu mën a fay yaakaar naa loolu bu ñu ko amee jigéen ñi daanu mën a egg fi ñu bëgg a jëm. di fàttali ne jigéen yi le bokk ci kuréelu Refane bëri na ca la ñuy yëngu lu ci mel ni wàllum mbéy wàllum càmm ak wàllum napp ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. ni ñu yore suuf si day fokk rek ñu wut ay béréb yoo xam ni dañ koy bàyyi denc ko ne ngir mbay képp ak sàmm. loolu daal la ñi nga xamee ni coordonnateur réseau bi nim ci wàllu lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ni ñuy yoree suuf si ci Afrique gi féete soowu jant loolu la wax professeur Ibrahima Arona Diallo waxtaan ci ak ab Seliman woon. waaye nag mbirum suuf doo xaar ba mu tàng nga ne yaa ngi koy saafara en temps de paix ngay régler problème suuf waaye doo xaar ba temps de crise ñëw parce que mën na jur li nga xam ni kenn souhaité wu ko. tey donc lu may wax mooy il faut que nous réformer domaine national boobu. que ba pare nu créer ay terres agricoles ak pastorales yi nga xam ni duñ koy protéger sàmm ko kenn du ko mën a jalgati. parce que Sénégal kat 2050 yàgg naa koy wax fii si rajo Sud FM population bi dina dem ba àgg 35 millions yi nga xam ne dañuy soxla fu ñuy dëkk dañuy soxla ay tali yu bees espace bu nu bayee ak bu nu càmmee te bu nu sàgganee du nu am suuf bi nga xam ne bu dana doy nu mën si bay càmm si pour mën a dundal 35 millions yooyu. moo tax ma ne tey bu nu réformer nañu créer ay zones réservées à l'agriculture et à l'élevage waaw te domaine yooyu moom kenn du ko mën a jox privé yi. ñaari possibilité rek moo fay am nu joxe affectation ay droits d'usage wala nu joxe bail bi nag durée bi mën na varier en fonction de l'importance de l'investissement waaye titre foncier moom nan ko dàq ban ko joxee ci terre agricole ak pastorale yooyu may wax. beneen fànn bi mooy affaire wu jigéen ñi boo xoolee texte yi muy constitution bi ak loi yi góor ak jigéen noo yem ci mbirum suuf waaye boo xoolee pratique bi tey xaw na doy waar. moo tax ma ni peut-être Sénégal mën na basé wu ci exemple Mali dinu jël benn loi depuis 2017 ni aménagement public boo mën jël ci biir Mali 15% yi duñ koy jël ñu jagleel ko jigéen ñi. ma ni loolu pas bu am solo la Sénégal bu jëloon texte yu mel noonu au moins dana doon avancé yi nga xam ni yu ñuy rafetlu la maintenant à partir avancé yooyu du jéem a xeex xool effectivement nu ñuy yokkee ko sañ-sañu jigéen ñi ci mbirum suuf. yaa ji ci wàllu tawat ji tey jii am na ñaar ñu faatuwaat léegi toll ci ñaar téeméer nit ak fukk ak benn yoo xam ne faatu nañ ci Covid 19 bi ñi nga xam ne ay yore nañ doomu jàngoro yu ci wàllante bi dëkk yi ñu ko waxee Dakar Kolda Mbacké ak diwaanu Ziguinchor docteur Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn test yi ñu jot a def ñeent fukk ak ñaar ñoo ci positif ci ñi positif am nañ ci fanweer ak juróom benn cas contact mooy ñi jëlee feebar bi ci nga xam ne dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom benn cas communautaire mooy ñi nga xam ne
jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag Almadi am na ci benn Géejawaay benn Kolda am benn Mariste am benn Mbacké am benn et Ziguinchor am na ci benn juróom benn fukk ak ñett si ñi ñu entré woon hôpital wér nañ ba bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom-ñaar ci malade yi ñu ngi ci service de réanimation ñaar ñàkk nañ seen bakkan ci bésu démb dibéer ñaar fan ci weeru août biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom benn cas positif ci ñooñu juróom benn junni ak juróom-ñeenti téeméer ak benn wér nañ si ñaar téeméer ak fukk ak benn ñàkk nañ seen bakkan mu des ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana te jéggal leen di ñaaxaat askan wi ñu gën a sàmmonte ak kaddu yi nga xam ne ñu ngi koy fàttali bés bu nekk surtout ngeen xam ne que fi ñu nekk nii ñu ci bëre ñu ngi jógee ci biir yenn gox yi di ñibbisi Dakar wala di dem feneen am na ci tabaski bi lañ demoon nañu sàmmante lool ak jëfandikoo seen masque ci garage yi wala ci transport en commun yi te ku egg sa kër tamit balaa ngay def dara na nga raxas say loxo ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. juróomi weer ba fi tawat ji duggee ba léegi toll nañ ci ëpp na fukki junniy doomu aadama yu mu fi dal ñaari téeméeri nit ak fukk ak benn faatu ci Issaña. ba ñu siiwalee cas bu njëkk bu Covid-19 ci Sénégal ñaari fan ci weeru mars la woon boobook léegi mbir yi dafay wéy di yokk ci juróomi weer Sénégal daal dinay am lu tolloog fukki junni nit ak ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn ñoo xam ne mbir bi daal dina leen dal ñaari téeméer ak fukk ak benn ñoom ñoo ci jot a faatu tey jii nag bërëbu fajukaay yi daanaka la ñu yenu dafa diis ndaxte ñetti junni doomu aadama ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ñoo ngi sous traitement gouvernement bi sax daal di jël dogal am ñoo xam ne dañ leen di bàyyi seen kër di leen faj ngir fexe ba daal place yi mën a des ci biir bërëbu fajukaay yi boobook léegi bu ñu xool nu ñu rëddee mbas bi fii ci Sénégal day yéeg di wàcc yenn saay ci ñaari fan ci weeru août bi rek juróom benn fukki cas la ñu am téeméeri cas ak juróom fukk ak juróom benn la ñu amoon ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru juillet juróom benn fukki cas ak juróom ñeent 7 juillet bés bi nga xam ne nag boobook léegi ci la ñu ëpp li ñu nemmeeku ci cas positif moom mooy fukki fan ak benn ci weeru mai ci bés boobu téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar la ñu wax ne mbas bi dalee na dal fàttali nag ne faatu bu njëkk bi nga xam ne Covid moo ko waral ñi ngi ko daal di nemmeeku woon fanweeri fan ak benn ci weeru mars ci hôpital Fann ci rapport situation bu fanweeri fan ci weeru juillet ministère de la santé et de l'action sociale daal dinay xamle ne diggante 27 jàpp 30 juillet lu tolloog ñetti téeméeri cas ak ñeent fukk ak ñaar la ñu nemmeeku ci bés yooyu donc fukki nit jot nañ caa faatu fu mu nekk nii ci district yi nga xam ne feebar bi feeñ na fa toll na ci juróom benn fukk ak ñett région wu Dakar nag ba tey ji moom mooy épicentre bi maanaam fa la mbir bi gënee fes ndaxte ci téeméeri cas yoo jël juróom-ñaar fukki ak juróom yi ñi ngi fii ci Ndakaaru bu ñuy xool district ouest rek am na junni nit ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak benn yoo xam ne dal na leen Dakar centre it am na junni nit ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent gannaaw yooyu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Touba ak Thiès moom la ñu wax ne ñoo ëppale ay cas donte nguur gi jël na ay matuwaay am yu ñu tere ba léegi lii di feebar bi dafay wëy di law di wasaare di laal gox yu bëri ba tax na sax li nga xam ne moom mooy geste barrière yi nu ñuy fexe ba moytandikoo feebar yi nit yi xam nañ ko waaye kenn topp ko. Odile kon ñu dem ci wàllu sport tàggat yaram. jërëjëf Maodo Faye maa ngi leen nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi déglu xabaaru tàggat yaram yi nag dañ koy doore ak discipline bii di capoeira ab discipline la boo xamante ne tey jii la ñu jagleel àdduna wërngal këpp ci nag lañ koy daal di màggal ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy def discipline la boo xamante ne dafa daal di bokk ci arts martiaux yi li ko wutale nag ak ñoom karaté ak yooyu moom dafa daal di ànd ak fecc dafay mel ni boo koy def da ngay ànd ak tàccu di tàccu ak di wëy
bi mel ni daal kuy fecc noonu lañ ko tuddee capoeira discipline la bu sokkee ko foofee nga xamante ne moom mooy ca Brésil fii ci Sénégal nag bëriwul ñu ko xam ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo koy jot a def fii ci suñu biir réew nee nañ nag ay jafe-jafe la ñuy jànkonteel ngir rek daal di mën a def discipline bi ni mu waxee ndax amuñu saal yi nga xamante ne fa la ñu mën a defee bile sport ki xamle lu ni mel moom mooy Robert Edouard Faye kenn la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy def bile tàggat yaram di capoeira ca Mbour ñu teewloo ko ak Mame Diarra Da Silva. maa ngi def capoeira depuis 2007 Palmarin laa ko commencé defee donc capoeira dafa nekk art bu sokkee ko fee ca Brésil maanaam suñu maam yi ñu doon noot ñoom ñoo ko créé ñoo ko inventé capoeira ci portugais moom mooy ngunu xam ngeen ne suñu maam yooyu daaw ñoo dëkk ak ñi leen doon noot si ginnaaw lañ doon dëkk ak Malais loolu moo tax ñu tuddee affaire bi capoeira maanaam ngunu donc biñ koy def nii nag au début dañ ko doon def nii bon finalement ñu ne si une fois tubaab yi gis ne lii sport de combat la lii xeex la ñuy waajal daal dinañ ñu rey wala dootuñ ko defati léegi ñoom ñu inventé musique def ko ci biir finalement mu nekk danse ci kanamu tubaab yi mais sport de combat la ci ñoom daal nekk na loo xamante ne daal suñu héritage la ñun africain voilà donc fii ci Sénégal ñi koy pratiquer fii nii bëriwuñ daanaka tubaab yi daal ñoo bëri liñ koy pratiquer fii voilà et à part ça aussi ñun dañuy faral di am ay problème parce que ñun capoeira day metti nga koy def ci suuf si mais day baax daal nga koy defee ci salle maanaam foyer de jeunes yi faral di nekk si ville yi te ñun daanaka fa la ñuy faral di defee suñu cours yi mais problème bi ñuy jànkoonteel foofu mooy que salle yi dañuy proposer prix bu cher vraiment prix bu cher suñu mënoon jàppale ci côté boobu dina baax trop vraiment. ñu wax ci footballu tefes gi ak fukkeeru CAN bi nga xamante ne moom la ñu war a amal Sénégal nag daal dina déposer candidature am ngir rek daal di ko organiser nee nañu nag 700 kilomètres de plage ak li nga xamante ne moom mooy ay terrain lii di ay hôtel lépp yemb na ngir rek ñu mën a organiser bile compétition Sénégal nag ki nga xamante ne nag moom mooy Ibrahima Ndiaye Chita nee nañ ñëpp lépp pare na dañuy xaar rek waa CAF ñu daal di wax kan mooy organiser bile CAN moom mi nga xamante ne moom mooy manager général bu équipe nationale bu Sénégal di Ibrahima Ndiaye Chita ñu teewlu ko. toog xaar léegi rek CAF joxe réew mi nga xam ne bi moo koy organiser. mais ñun du tellement un problème pour ñun parce que de toute façon moom on jouera inchallah une coupe d'Afrique on jouera une coupe d'Afrique fa muy ne nag kooku yàlla rek moo ko xam ak CAF ñoo ko xam fédération ni ñu waroon def na ko et je crois bien que aussi l'État va les accompagner maintenant lii di tubaab di wax rek on croise les doigts. En attendant que CAF jël décision parce que depuis vendredi la woon dernier délai pour dépôt candidature yi mais fu ñu koy defee moom du loolu moo ñàkk Sénégal ñun coupe du monde bu ñu ko andi woon fii sax ñun ñu organiser loolu moom du la jaaxal Sénégal recevoir nañ fi Côte d'Ivoire match amical recevoir nañ fi bi passé ni Marseille Beach Team match amical recevoir nañ fi Cap-Vert éliminatoire coupe d'Afrique de beach soccer problème hôtel nag moom ñun kenn duñu ko wax et li ci am opportunité aussi mooy dafay permettre aussi Sénégal jaay boppam sur le plan touristique opportunité boobu aussi lu am solo la suñu gars yi fi nekk aussi on va vendre la culture en même temps aussi les ouvriers artisanat bi loolu am solo lu nga xam ne li mën a dugg ci gafak réewum Sénégal quoi. mu ngook mu nekkoon kàddu yi manager général bu équipe nationale bu Sénégal ci wàllum footballu tefes bi di Ibrahima Ndiaye Chita ni mu ko waxee kon li nga xamante ne moom mooy dépôt candidature yi ngir organisation CAN beach soccer bi nag ni ki ajuma bi ñu weesu lañ ko daal di jeexal léegi CAF rek la ñuy xaar mu daal di wax kan mooy organiser bile Coupe d'Afrique. jërëjëf Odile mi ngi ki laan fanweeri minute moo feggu ci benn waxtu ñu dem ak Ibrahima Arona Diallo ci wàllu suuf si bokk jotaay ak kii di Habs Eliman woon. Sud FM ganu bés bi. asalaamaaleykum professeur Ibrahima Arona Diallo Sud FM mi ngi lay nuyu da ngay jàngale jëmale ci wàllu droit public teg ci jiite centre d'excellence bi nga xam ne daal li ko tax a jug mooy yorin wu sell jëmale ci wàllu suuf ci Afrique sowu jant bi wax kàllaama français ànd ceeg Union africaine professeur jamono ji nag li lëmbee réew bi mooy coowal suuf ñu bëri daal ñu ngi wax ne loi bi jëm ci wàllu domaine national bi dañu koy jalgati ndax ànd nga ci loolu. waaw maa ngi lay gërëm di la sant mbirum suufu Sénégal dafa am tuuti rek lu ma si bëggoon wax mooy suuf si nu mu tëddee am na lu naan domaine de l'État mu am si biir domaine public ak domaine privé
mu am domaine des particuliers lu ñu moomal seen bopp am domaine national boobu nag moo gën a mag si domaine yi si biir am na lu naan zone urbaine am na lu naan zone classée am na lu naan zone des pionnières am na lu naan zone des terroirs zone urbaine mooy ñi nga xam ne jox nañ ko communes yi mooy zone bi nga xam ni moo war a aider communes yi nu développer ay activités yi nga xam ni commune war na ko soxla mu am lu naan zone classée fa la forêt classée yi nekk ak parcs nationaux yi mu am zone des pionnières yi nga xam ni zone bi état bi def si def xaalis bu bare et ensuite zone yooyu mu jox ko Sénégalais yi ko soxla waaye zone yooyu tey amatul dans la pratique parce que depuis donc 1987 yu amoon dans la vallée état bi jox na ko commune yi zone des terroirs muy zone bu gën am solo aussi si biir domaine national moom nanu concevoir pour ay habitat rural ak mbirum bay agriculture ak mbirum càmm ak yooyu daal waaye may rappeler domaine national état sax moomu ko nation beek moom le état bi da koy ci détenteur la te mais nation beek moom waaye responsabilité joxe suuf ak nangu suuf kooku si biir zone des terroirs yooyu nekk si biir domaine national kooku communes yi noo am sañ-sañ yooyu waaye tey boo xoolee si nu ñuy doxalee tey domaine national kenn respecté ko da ngay gis sax ay population yi nga xam ne te loolu jaaxal na ma loolu ñoom nay wax recevoir ay investisseurs wax ak ñoom signé ay convention wala jaay leen loolu moom violation texte yi la nangu yoon nanguwu ko même am na ay projet yu nekk si biir Sénégal ay projets yu mel ne ay PDIDAS maa ngi dégg nu naa ay offre foncière des villageois loolu méngoowul ak lu loi bi wax et loolu donc texte yi nanguwu ko tey boo xoolee am na ay hectares yu bari di jox investisseur privé ñuy am sax ay titres fonciers ci terres agricoles yi yooyu moom rafetlu wuñ ko loolu moom baaxul ci dëkk bi moo tax tey am na ay conflits yi nga xam ni yaa ngi koy dégg ci littoral bi ci bande des filao yaa ngi koy dégg ci forêt classée de Mbao nga dem Ndar nga dem commune de Chérif Lo Richard Toll Fanay Mbane Dodel Dengeler tey partout au Sénégal na ngi waxu mbirum suuf. Professeur yan saafara daal nga yaakaar ne moom lañ ci war a mën a indi. mbirum suuf doo xaal ba mu tàng nga ne yaa ngi koy saafara. en temps de paix ngay régler problème suuf waaye doo xaar ba temps de crise ñëw parce que mën na jur li nga xam ni kenn souhaité wu ko. tey donc lu may wax mooy il faut que ñu réformer domaine national boobu. ñu réformer ko ba pare ñu créer ay terres agricoles ak pastorales yi nga xam ni duñ koy protéger sàmm ko kenn du ko mën a jalgati. parce que Sénégal kat 2050 yàgg naa koy wax fii ci rajo Sud FM population bi dina dem ba àgg 35 millions yi nga xam ne dañuy soxla fu ñuy dëkk dañuy soxla ay tali yu bees dañuy soxla espace bu nu bayee ak bu nu càmmee te bu nu sàgganee du nu am suuf bi nga xam ne dana dundal bu dana doy nu mën ci bay càmm ci pour mën a dundal 35 millions yooyu. moo tax ma ne tey bu nu réformer nañu créer ay zones réservées à l'agriculture et à l'élevage waaw te domaine yooyu moom kenn du ko mën a jox privé yi. si biir loolu ma ni domaine yooyu nu créé ñaari possibilité rek moo fay am nu joxe affectation ay droit d'usage wala nu joxe bail bi nag durée bi mën na varier en fonction de l'importance de l'investissement waaye titre foncier moom nan ko dàq ban ko joxee ci terre agricole ak pastorale yooyu may wax. jigéen ñi yàgg nañ di joytu ne bëgg nañ jot ci suuf si ngir liggéey wante daal yombul ci ñoom lan lañ ci war a joyanti professeur. affaire yu jigéen ñi boo xoolee texte yi muy constitution bi ak loi yi. góor ak jigéen noo yem ci mbirum suuf waaye boo xoolee pratique bi tey xaw na doy waar moo tax ma ni peut-être Sénégal mën na basé aussi exemple Mali duñu jël benn loi depuis 2017 15% des aménagements publics duñ koy jox aménagement public boo mën jël ci biir Mali 15% yi duñ koy jël ñu jagleel ko jigéen ñi ma ni loolu pas bu am solo la Sénégal bu jëloon texte yu mel noonu au moins dana doon avancé yi nga xam ni donc avancé yu ñuy rafetlu la maintenant à partir avancé yooyu du jéem a xeex xool effectivement nu ñuy yokkee donc sañ-sañu jigéen ñi ci mbirum suuf. Sud FM mi ngi lay sant di la gërëm professeur Ibrahima Arouna Diallo mu fàttali ne professeur de droit public nga teg ci jiite centre bi nga xam ne day yëngu ci wàllu yorinu sell jëmale ci suuf ci Afrique sowu jant. maa ngi leen gërëm di leen sant jërëjëf. jërëjëf Assane Sone daanaka ñeenti minutes moo tee ñaari waxtu jot tey jii foofu la xabaar yi boore ñoo kooku Assane la woon ci xarala gi ñu ngi leen di ñaanal jàmm ba ci yeneen i jamono ak yeneen i xabaar.